ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey su dee déplacé waa ñëw ba fii ci Sans Fil ASECNA ñëw seet si seen émission victoire après combat tey ñu ngi ñëw seet si un espoir wala mu ne sax un champion un gars boo xam ne dafa trimé maanaam dafa yàgg ci làmb ji nekk ci di ko ñafe depuis des années mais waxam bariwul day dem bëree daan ñëw laaxu bëree daan laaxu tey nag man maa déplacé wu fas yéene séq mu waxtaan puisque mi ngi ci ay résultats yu exceptionnel nekk ci lancé bu exceptionnel jóge ci suuf di daaji jëm ca kaw mais gars yi xàmmee wuñ ko à sa juste valeur il n'est pas reconnu à sa juste valeur bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu fas yéene séq moom waxtaan fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm ñi mu war a bëreel actuellement ñi mu war a bëreel loolu lépp il faudra ñu jël ko teg ko sur la place waxtaane ko sama gars yi émission victoire après combat tey sama invité mu ngi wuyoo ci turu Rambo bu Sans Fil ASECNA mbër mi maa lay ziar. ñu ngi dooli ziar. ci loolu ne. sant yàlla bu wér. naka yitte. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. kon mbokk internet yi ki ngeen jàkkaar loolu moom mooy Rambo bu ASECNA Rambo bu Sans Fil ASECNA Rambo le protégé wala ma ne le protégé de Père Gueye le coéquipier de Modou Kébé le coéquipier de Boukhaba le coéquipier de Bathie Seras yéen a ngi seen ci wet gi ki mooy Hercule bu benn braak ñoom ñëpp dañ ñëw teewee ci tey émission bi muy émission spéciale mais Rambo avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñu lay seetaan. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur waaw di sant ñu fi teew ñëpp bàyyi ma kenn su mel ni Modou Kébé Boukhaba Bathie Seras Hercule ku si mel ni ki Modou Baye Fall mi ñoom Cheikh Ibulaay kii Doudou Ndiaye Matar Adama Ndiaye ñëpp di siyaare sama tons bi maa ngi ko siyaare Baye Moudou di siyaare tamit sama tons Tuun Xule di siyaare sama tante yi nekk si kër gi yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di sant waa koñ bi ñëpp bàyyuma kenn di sant sama waa dëkkit ñëpp maa ngi leen di sant bu baax Mbayeen 3 waaw di sant bi village yi nekk foofu yëpp di sant tamit waa Mbarab la Xule bu baax waa ASECNA aw ma seen fay yëmbal benn baraak gàddaay ñëpp maa ngi leen sant paa ak maire yëpp bàyyuma kenn waa di sant ñi ma jàppale ñëpp nag tu bàyyuma kenn ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis naa taxawaay bu baax a baax. mbër dañ ne lu yàgg dëgg la. waaw lu yàgg dëgg la parce que donc xam naa ni am na loo xam ni joué nga ko si man waaw yàgg nañ trop depuis waaw ba léegi nii ñu nekk si yoon yi waaw mais nag gis nga fi ko yàlla indi tey waaw. kan mooy Rambo wala boog tur wi déjà je me souviens ce premier combat arène nga bëri daan Iba mécanicien nga bëreel sa premier combat arène c'était au Parcelles Assainies nga bëri daan je me souviens buñ ko wane waat télé journaliste bi ne la moo tax nga tuddee sa bopp Rambo nga ne damaa gis Rambo muy joué film mu daal di may neex mu tuddee ko sama bopp loolu am na wala am. waaw loolu am na parce que jamono yooyu xam nga rek dañ daan suivre ay film waaw ñu xool ñuy joué film leader yi ci gën a garaaw ma xool Rambo mu neex ma tudde ko sama bopp waaw loolu moo indi turu Rambo bi. Rambo ni mu meloon ci film yi yow noonu nga fas yéene def ci làmb. lu ko raw laa ko bëgg a def. waaw lu ko raw waaw. dañ ko daan yónni mission bu demee rey ñëpp libéré prisonniers yi ñibbi si matal mission bi mais yow tamit dafa mel ni instant bi noonu nga taxawee ci làmb ji da nga taxaw pour dem en mission Sans Fil ASECNA war a jur ay champion mais yow da nga fas yéene jël drapeau bi yóbbu ko fu sori noonu la fa def. waaw mission yooyu loolu la samay mbokk yónni loolu sama supporter yónni loolu samay dëggandoo ñëpp yónni waaw comme ni mu daan doxee émission di dem di ñëw nu ko raw laa bëgg a doxee noonu mission bi laa bëgg a doxee waaw li nga xamante ni moom la ñuy wax courant bi moom laa bëgg a xëcc andi tegal leen ko. loolooy mission bi. waaw so loolu mooy mission bi lii ma def yëpp pour man defuma dara fii ak xëcc ma roi bi andi ko tegal leen ko jàpp naa ne defaguma dara. dem jëli couronne roi des arènes dugal ko Sans Fil ASECNA. waaw loolu mooy sama mébét mooy mission bi incha allah. ok je comprends bien maintenant dañuy dellu si waat ci sa histoire ak làmb lan moo la boole ak bëre kan moo la dugal ci bëre kan nga daan suivre ba tax nga dugg ci bëre maanaam sa histoire ak làmb fan la tàmbale. waaw làmb moom dafa nekk loo xam ne dañ ko daan foyee bi ni nekk xale mu nekk suñ bëgg-bëgg tamit li ñu gën a poussé si làmb ma naan la Tyson lañ daan seetaan mu daan bëre ñu daan daw fu ne dem di ko seetaane ji tey jii li ñu gën a yokku tamit ñu dem ba doon ay mbër tey ci la bokk joué na si waaw joué na si bu baax a baax waaye si. damay wax lu ma xam parce que man j'ai pas l'habitude di wax lu ma gëmul déjà suñu alignement bi déjà du hasard parce que lii déjà ça remonte à 15 ans te olof yi dañ ne lu yàgg dëgg la
mais depuis Bouxa ba mi nekk fële yow ba ci Bathie Seras mi ba ci Hercule ça remonte à 15 ans fukki at ak juróom te lu yàgg dëgg la man dama ko wax sama baat ca kaw làmb écurie sans fil asegna laa ci njëkk a xam làmb bu dee làmb rek écurie sans fil asegna laa ci njëkk a xam boobu yow yaa fa nekkoon Bouxa ba mi Bathie Seras Boy Cubalo ñoom Koutaay Mbay ñoom Abda ñoom Baydi yaa ngi may dégg ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite yaa ngi may dégg li ma wax ni yàgg na 2007 2008 la année boobu ci la sama mère génn àdduna n'est-ce pas père Guèye nekkoon fii depuis boobu ngeen nekkoon ci mbapat bàcc mi gis naa fu mu daanee gis naa fu mu daanoo Bouxa ba gis naa fu mu daan gis naa fu mu daanoo Boy Cubalo gis naa fu mu daanee gis naa fu mu daanoo mais yow mbapat da nga bëri mbapat ba dugg arène mosuma gis foo daan. waa loolu sant yàlla parce que loolu moom du suñu man du suñu jàmbaar lépp dañ koy bàyyi si mbiru suñu borom rek lépp sant yàlla rek man bi may dugg si làmb pourtant tànk bu fu ma taxaw bëri sax problème la ginnaaw yàlla jëmm ji Modou Kébé moo ma daan wax naa ma nii ngay taxawee nii ngay taxawee. léegi fàtte naa ko moom moo nekkoon tête de file moo nekkoon grand bi digganteem ak Omar Wade gars yi naan Fadam Tou mi nekk ci net bi di analyser combat ak yooyu noonu digganteem ak Modou Kébé on l'oubliera pas on l'oublie mais nag aller retour la woon du ma wax lu ma xamul tamit aller retour la aller bi Modou Kébé dafa këpp yelwaanam quelques années plus tard ñu tëgg revanche bi au stade Ndiarème Omar Wade Fadam Tou ñëw jël revanche am yaa ngi may dégg mu nekkoon ay mbapat yoo xam ne daan am coow yaa ngi may dégg Bathie Seras mi bu daan bëre xale bu ndaw la woon mais n'empêche da daan yóbbu coow lu bari yaa ngi may dégg bu xaamee bu daan bëre ay mbapat digganteem ak Pambaay au stade Ndiarème jour boobu da ngay ñëw mu mel ni combat arène la tellement que da daan fees dell Boy Cubalo pareil yaa ngi may dégg ainsi de suite pour te dire que ne xëyu leen rek dugg ci arène bi et Hercule mi tournoi 72 heures Alaaji Mbeex Caaroy boobu Momar Tall moo dem final jël dajeek Balla Gaye Junior bu école Balla Gaye Junior daan ko Hercule mi moo dem ba demi final léegi moo dem ba demi final xaw ma moom asantal ñoo daje xaw ma nu mu demee ci noonu mais demi final xaw ma daa maye xaw ma daa ñàkk mais boobu Hercule bu taxawee boo ko xoolee ci te dire que non kii kenn mënu koo téye pour te dire que ne lamb dafa yàgg am doole booy dañu yàgg gëm lamb te gars yi dañ ne ko yàgg ci teen baag fekk la fa est-ce qu'on est d'accord Mbapat est-ce que mën nga dellu sa combat yi ëppoon coow déjà est-ce que combat bi ëppoon coow ci sa carrière Mbapat du woon sa diggante ak Ndiouga Takkandeer bu yëmb terrain central waaw combat boobu moo si ëppoon coow parce que dañ ne woon Ndiouga dafa daan booy yëmbal yëpp gars yi yëmbal yëpp keroog moom promoteur bi ko tëgg sax moom moo ko jëli ji signature bi nga dem ba terrain central yëmbal koñu Takkandeer fa laa ko signature ba sax yaakaar naa mujjul àgg dafa mujj yàqu ndax coow lu bari combat ba ñu ñëw bëree ko foofu yaakaar naa su ma juumul ama see sax teewoon na fa jour boobu incha allah yàlla may man dam si kawam fekk ko koñam fekk ko à domicile da nga déplacé wu dem fekk ko koñam bëreeg moom foofu daan lu rëy waaw fekk ko koñam daan ko maa ngi gravé man sa parcours lépp dama ko gravé lu wér topp nga ana paa bi ana sa paa bi paa bi mi ngi fi paa bi mi ngi fi paa Bada mi ngi fi waaw mi ngi si jàmm paa bi moom tamit foo daan dem muy signature muy combat foo daan dem paa bi day ànd ak yow je me souviens ci signature ba sa diggante ak Takkandeer booy di ruube lu ñu wax moom mu tontu nga tourné ne ko yow noppil bàyyi ba bésu làmb ja maa ngi téye sama appareil di photo mais maa ngi bàyyi xel bu baax a baax moindre détail parce que boobu booy yëmbale ñu ngi lay ruube maanaam koñu Ndiouga ko Takkandeer waaw ñu ngi wax ak yow nga noppi arñe rek ñàngal comme toujours mais paa bi di tontu nga tourné ne paa bi noppil mënoo bàyyi ba bésu làmb ja jour ji nga dem fekk ko koñam bëre moom daan ko n'est-ce pas mbapat booy seet à part Ndiouga kan nga bëre waaw à part Ndiouga bëri waan naa fi ak kii lu mu tuddati sax tur bi palaane naa ko sax mbapat moom parce que ñu ma si bëreel ñëpp xaaj yëpp dama leen a palaane parce que mi ngi wax mais je vais dire une chose peut-être bien ñi war a def seen liggéey am na ci bëgguma di clash affaire bi du question que ne diw dem na coow topp na ko nga topp ci coow li xam nga la mooy liggéey bi ki nga xam ne mi ngi def différence te gars yi xamuñu ko nga lijjanti palmarèsam ñëw exposé ko loolu mooy liggéey bi parce que tey sama baat ci kaw man maa ko wax lamb bu dee dictionnaire bu dee téere am nga ci page xamal tax da nga taxaw fukki at daan woo ci arène bi te presque gars yi xamee wuñ la nuñ la war a xamee tey boo duggee ci lamb taxaw mën nañ ne keekal la te normalement dépassé nga niveau boobu
ku def 10 ans 2012 2022 mosoo daanu yaa ngi may dégg kon kooku dèjà mën naa ne dafa am lu mu def ci làmb lu mu réalisé ci làmb loo xam ne gars yi dañ ko war a xàmmee ràññee ko Rambo tey bu duggee ci làmb dañu war a wax ne Rambo ngi ne le est-ce qu'on est d'accord parce que liggéey nga ko mais aussi da nga xaw a réservé. waaw làmb moom waaw mooy xaw a sedd bi daal waaw moom ngay wax noonu mais làmb moom sedduñu sax parce que làmb ji des fois moo koy laaj. yar gi waaw yar gi moom nii leen ñu xamee moo tax moom lii moom leen indaale si làmb mais buñ duggee si sous terrain nga xam ne dugg nañ si terrain bi. mais gis nga jar googu nag moom ngay wàññi parce que bàcc seeraas loolu la ëppalee bàcc dafa rëb naturellement bu duggee ci làmb lay xam ne mbër mi ñëw na bu xaamee toog seddul bu duggee ci làmb da ko yëngal ba mu yëngu yaa may dégg mais yow jour ji da ngay ñëw yow li ngay xaar mooy arbitre sifflé foofu ngay wane sa bopp mais avant arbitre de sifflé dafa am leneen loo xam ne moo ngi ko war a jiital tàngal stade bi ba gaa yi xam ne waa ji ñëw na. waaw loolu moom dëgg la moom xam nga ñi ngi tàngal sax mais xañ na tàngal yooyu bokkul gars yi moom yaa ma gën a xam. non tey moom foog nga wax gars yi dégg gars yi moom ñoo ma gën a kii foofu moom bu ñu dugg see si stade moom dañ koy tàngal moom tàngal mais man moom damay ñëw rek concentré si làmb ji heure bi jot mu bëree def li may def dem so il est temps nag nga commencé tàngal gars yi di xam kan mooy Rambo parce que déjà ñi nga war a bëreel sax foog ngay wax ak ñoom parce que il est temps tamit Raj je vais dire une chose fi nga toll ci làmb sa palmarès fi mu toll yow waratoo dugg aseg naa ne gars yi am naa combat ñu ne la kan ngay bëreel nga ne diw ñu ne la xamuñu ko dépassé nga niveau boobu. lu wér nga wax loolu chaque fois dañ ma koy wax. dépassé nga niveau boobu. kan ngay bëreel chaque fois. kan ngay bëreel nga ne diw ñu ne la xamuñu ko. supporters yi sax dañ may wax loolu. soxlaatul ñu di laaj ngeen ñu naa kan ngay bëreel. supporters yi dañoo war a réunion nag ne bés bu Rambo jëlatee mbër bu ñu xamul ñun demuñu stade. waaw instant yi foofu lañ toll sax nii ñoom loolu lañ ma wax bi ma ñëwee loolu lañ ma wax instant yi foofu lañ toll boo jëlatee combat boo xamante ni xamuñu ko duñ dem. combat bu amul coow duñ dem. sa dëgg la def nañ si làmb dara am na lu ñu fi def kon nag dafa jot trop gars yi jox ñu ci gars yi ñuy coow. gars yi ñuy coow laa bëgg ñu jox ma si ñi nga xamante ni si dañ naa ay VIP la nekk si làmb ji ñi ni coow bari nañ fi. ñeme naa tudd seen tur ay Coins yëpp Coins benn bu bari Coins bu bari ñi maa ngi moom làmb la. xam nga la moo leen boole da nga def 10 ans daanu mu def 10 ans daanu. waaw loolu làmb la loolu tax muy làmb. Coins 2011 la gëj a daanu digganteem ak 10 000 problème bu xaa n'est-ce pas digganteem ak 10 000 problème 10 000 problème kese moo ko mës a daan mu taxaw 10 ans daanuwul yow 2022 2012 nga dugg ci arène bi on est en 2022 10 ans sans défaite kon loolu boole na leen. loolu mooy làmb ji nag Coins làmb la Gamou Gueye làmb la. dugg na géejewaay. loolu tax ma bëgg koo jël. bi Pambaay di të ma yoolee ko Pambaay ba muy të nga ne ah may ma sama jàmm may ma sama fii ñoom ñoo fi jógee dem Bargny fi lañ jógee dem Bargny dem bëri ji ak Coins foofu noonu Coins dafa bëreloo Pambaay daan. waaw loolu làmb moom làmb la rek. waaw làmb la rek xañ na moom la yàlla àndal keroog waaw bu fekkee loolu noonu la demee waaw mais ñun moom lijjantiwuma loolu man sama bopp laa xam man li sama karit laa xam li may préparé laa xam waaw. bu ñu waxantee dëgg man waxuma pour jay la man du ma jay nit ñëpp on est ensemble on est en famille est-ce qu'on est d'accord gis nga famille mag ak rak des fois ngeen jubóo des fois ngeen xuloo des fois kii dem gauche kii dem droite mais tôt ou tard da ngeen di mbëkkandiwaat parce que yéen a bokk ndey ak baay est-ce qu'on est d'accord Baboy min fëccoo nañu ci carrière am des fois mu jël combat ma ne ko dee Baboy wanaa doon xuloo ak moom des fois ñu tongoo benn une semaine 1 mois 2 mois ñu mbëkkante waat bu xaamale pareil des fois mu xëcc dem gauche ma xëcc dem droite tôt ou tard ñu mbëkkante waat ci balo pareil des fois mu mere ma par-ci par là des fois dañuy dajawaat pour lan parce que li ñu boole maanaam dañu bokk lu ñu mënta séddoo xam nga koo xam ne yéen a ngi ànd depuis 2007 2008 bi depuis jamonoy mbapat depuis mbapatu base ñu dem bay bëre mbapatu stade dem ba dugg ci arène bi foofu ñooñu seekuñu bàyyante mais nag des fois xëccoo am est-ce qu'on est d'accord on revient ci arène bi ce premier combat arène ce première année dans l'arène dafa am ñoo xam ne ñoom nga duggandool ci arène bi année bi nga duggee ci arène bi c'était en 2012 au stade municipal bu Parcelles ce premier combat nga bëri ak Iba mécanicien même année bi même saison boobu soq ci la bëri premier combat am arène bëri ak Moustique
année suivante bi Émile François Gomis ci la bëre premier combat am arène est-ce qu'on est d'accord dafa am lu boo xam ne foofu nga bokk mais du man maa la fay boole loolu la fay dugal yow yaa koy waxal sa bopp sa premier combat arène nga bëree Iba mécanicien au stade municipal bu Parcelles nu mu demee. waaw sama premier combat arène Parcelles laa ko bëree combat boobu ñëw pare naa ko yaakaar naa combat bi ñu koy jël sax fin saison la tombeel comme waaw motul sax un mois parce que mën naa ne si 3 semaines lay toll ma jël ko ñëw yàlla may ma si ndam. nga daan Iba mécanicien. waaw ma dem bëre ak moom ñu dem bëre ñu ñëwee ñu bari moom lañ joxoon favori parce que boobu mi ngi toll en top moom itam waaw daan boo yëpp bi ma koy jël sax ñu bari nañ moom waroo koo jël parce que boobu mooy sama premier combat arène aussi dafa jege fin saison bi ma leen dinaa ko jël ma bëre ko yàlla may ma si ndam ma daan ko. ñaata lañ la fayoon 40 000. 40 000 lañ ma si fayoon. maa ngi si. mais bëgg na bëre rek moo taxal ma jël ko. 40 000 francs lañ la fay jox la avance 20 000 francs jox ko avance 20 000 francs nga kontaan. waaw loolu am na parce que du xaalis bi mais bëre bi boobaa bëgg naa am combat rek bëre même su ma si fayoon 10 000 sax dinaa bëre boobaa damay bëre. bëgg nga jóge ci benn niveau dem ci beneen niveau. beneen niveau bi waaw noonu la demee nag waaw deuxième combat bi maa ngi daan kii M16 moom nga daan sa deuxième combat. sama deuxième combat moom laa daan kii Isaatu kii bi Géejawaay bi Isaan Njaareem waaw. waaw foog nga jàppale ci palmarès bi ah bu xaa aussi foog ngeen jàpp ci boobooy sa deuxième combat troisième bi nga am. troisième bi kii laa daan Nicolas bu fan Nicolas bu Doudou Bakassar Nicolas Njool Nicolas mi bëre woon ak Ramdaan Nicolas bi mu daanoon moom nga bëreel sa troisième combat là aussi. sama troisième combat moom laa daan. nga daan Nicolas waaw Demba Diop. Oustaz Demba Diop. Isaat. quatrième combat nga am kan. quatrième combat ma am Modou Bodi. Modou Bodi bu Sénégal bi Modou Bodi mi bëri ak bébé Garga Modou Bodi moom nga bëreel Oustaz Iba Mar Diop waaw ma daan ko fa moom it jëli bu rëy boobu mooy quatrième cinquième mooy waaw cinquième victoire nga jóge ci am kan. ma jóge si am Clinton bu écurie Waalo Clinton mi bëri woon ak Reug Reug du ma ne bëgguma wax booy du ma àgg ci loolu boo xaagal lan nga ne moo daan Reug Reug yow yaa ko wax mais man li ma mën a wax mooy que ne c'était maa ngi fa woon man maa photo man moom li ma mën a wax mooy que ne ba ñu bëree ci biir géew bi dem nañ ci suuf arbitre yi jël kii di Clinton Reug Reug jooy fa jooy yu métti j'étais là yaa ngi may dégg mais ba mu delloo dugal na recours gars yi kase verdict bi def ko sans verdict mais foofu Parcelles Clinton lañ joxoon jël Clinton moom nga dajal après. Clinton moom laa dajal daan ko jël bu rëy moom it waa arène nationale laa ko daanee waaw kon sama combat Reug Reug sax dafa war a taxaw. maa ngi ñëw booy yow dama laa piégé yow si boo naka waar bi instant bi caméra bi mi ngi enregistré yow yaa xamul nu mu demee rek tey dama lay jaxaseeg sénégalais yi muy sa 6e victoire 6 combats 6 victoire nga jóge ci Modou Bodi am. moo jógee si Clinton muy 7e victoire après Clinton nga am. après Clinton Boy Kaasa. nga bëre Boy Kaasa bu Kër Massar écurie Tay Singa booboo nekkoon sa 8e combat. waaw moo nekk sa 8e combat. sa premier grand combat à l'arène nationale. oui premier combat de ta carrière. premier combat arène nationale bi. waaw boobu nag déplacé nga lu bari. joxe nañ carrément parce que. mais public bi sax supporter yi sax da ngay xool xam ne Rambo mi gars yi commencé nañ koo topp nag dëggantaan gëm nañu kii mbër maa ngi. waaw noonu la parce que làmb moom buy ñëw rek ak bay gën a metti mais lu ñëw rek ak na nga koy gérer parce que làmb la mbër mu ne ngay dajeel sa Boy Kaasa champion la ndaanaan la waaw kon c'est normal mais yàlla may nañu si ndam li set wecc bëri daan nañ ko jëli bu rëy. bëri loo nga ko da ngeen bëri bu métti da ngeen a xeex. danoo bëre danoo xeex joxe naa li ma am joxe na li mu am. dafa dem ci supporter yi ne leen tey daan rek wala dee. mais li mu bëgg lu ko raw laa bëggoon boobu maa ko gënoon bëgg fuuf parce que li toppoon sama ginnaaw mayit ngeen xeex bëri. Noonu lay demee parce que may sama bakkan laa jëlan tay la ko fii. ban geste nga ko daane. waaw dafa daw jël ma bi mu dawee song ma boole ko jël sama loxo dóor si ginnaaw ngemb li xëcc ko xaar ko jëli bu rëy waaw ma yu waaw gis nga de waaw jëli bu rëy bu mu foogewul sax waaw jëli bu rëy laa ko def ñu dellu ay 2009
écurie ba ñi fa dàqoon bëre yow bokkoo ci. waaw loolu dëgg la parce que ñu ma fa ay ndaanaan ñoo fa newoon ñu ma fa dàq bëre fop ñoo fa newoon ay ñoom Baye Serage yi ñoom Foxaaba bi ñoom kii Moudou Kébé ak ñeneen ak ñeneen ñoom Ahmed Sakho xam nga ay ñoom xaarim toro yi xaa gars yi bari woon laay kërën-rën waaw ñoom ñëpp ci booloo gars yëpp ñoo fa newoon ñoom dañ doon bëre ñoo ma dàq na bëre fop waaw ay Kutaay Mbay waaw léegi théâtre lay def. waaw gars yëpp léegi théâtre waaw gars yëpp ñoo ma dàq na bëre mais teewul ma ñëw ñoo ma jiitu woon si lambit aussi ma ñëw teewul waaw Mbay Fay ma teewul ma ñëw topp seen ginnaaw waaw nu ngoo topp seen ginnaaw ñu di ma wan may xam di contact ba am xam-xamu bëri. waaw di contact ak ñoom waaye dama dem ba mujj të leen dama dem ba mujj të waaw dama dem ba mujj të waaw parce que boobu 22 waaw ay 22 waaw noonu la demee waaw parce que loolu la danoo boo gisee mooy la ni ñu wax rek ñun caaxaanuñu dañuy liggéey te dañuy liggéey noonu koo këm kon nag war nañ si am lu ne. mais sa diggante Grand Mbour jël bi dafa rëy. Boy Kaza sa diggante Boy Kaza parce que Boy Kaza dof la dafa ñeme entraînement ñeme lu métti mais jël bi dafa rëy. waaw jël bi dafa rëy parce que bi ñu koy préparé gars yi bari dañuy day xeex day bëre man nekk sama ruq di liggéey li may liggéey rek noppi xam ne bu jour ba li muy xeexe li muy bëre yëpp lu mu indi rek dinaa ko dékku bu jour ba dina ko fekk dinaa si dem ba mu jeex jaan ko jël bu rëy. bi nga daanee Rambo jël boobu dafa am feneen fu mu la waroon bi nga daanee Boy Kaza jël boobu dafa am feneen fu mu la waroon yóbbu dafa am beneen niveau bi mu la waroon a yóbbu mais bu ñu waxantee dëgg aussi man moom li ma sentir laay wax man je m'en fous li ma sentir laay wax da ngaa bëri daan sa premier grand combat nga gestuwaat. waaw loolu dëgg la parce que dama gestuwaat parce que Boy Kaza mu si jógee am na fu ma waroon a yóbbu waaw mais mbër yi dama bëgg ñuy jëlante suñu biir ñi nga xam ne ñoo tolloon yoo ñuy jëlante suñu biir mais tànn gi la ñuy war a baax ñu bërante ñu bàyyi moytu bi ñëw ñu bëree suñu biir parce que loolu mooy ni ñu jëmale kanam làmb fenn nooyu fi dara nooyul. ku bëgg lu nooy bàyyi làmb. noonu la demee nag nan bàyyi fu nooy fi man avant may bëre bàyyi pël mi rek ay avance delloo nañ ko sama ginnaaw. waaw combat day taxaw bañ ne taxaw na combat bi yàqu waat na lii moo ko yàq kee jël na ko génnaat na ci kee nee na mi ngi waajal genre yooyu noonu doo comprendre. waaw li may wax nii xam nga si dara parce que déggante nañ fi ay minti fois yoo xamante si ay combat yoo xam ni avant bàyyi pël la kon damaa delluwaat parce que bañ a def année balance ak koor gi jub si ma ni garaawul naa ko jël. ki nga jël c'est un gars boo xam ne bàyyi pël numéro 2 Malia bu Rock Énergie mi ngi dëkk Parcelles unité 10 ans c'est un lutteur pétri de talent maanaam dafa xarañ ñeme entraînement mën a bëri mën a xeex bambara bi dafa mën a xeex ñeme lu métti aussi jóge ci victoire gars yi di ko daw jóge ci victoire bu am solo toog 1 an 2 ans des fois yi dégg de mën a ma Seydina gars yi nañ ma jël ma ne ko rakk ji bul teggi tànk entraîner parce que combat une semaine combat 2 semaines mën na taxaw mi ngi may seetaan dèjà li may wax nii mën na ko seetaan kon dèjà mën na ko confirmer dafa bëre daan tegale ay victoire mais gars yi dañ koy moytu à gauche et à droite yow nga bëree daan sa premier grand combat war a avancé gars yi ne non non koo wax Rambo mu ne la non non bëriwu ma ak moom nga obligé gestu jël ko mais dafa jóge ci victoire bu yéeme c'était au stade Iba Mar Diop dafa bëri ak Babacar Baldé fils de Jules Baldé ñu jàkkaarloo xeex mu dugal ko ku kang Babacar këpp ko tóor mu daanu n'est-ce pas bi combat bi taxawee gars yi ne ma lu ko gis moo juum moo ma ne Malia lañ jël bàyyi pël numéro 2 ma ne ko jël ngeen combat di ngeen bëree di ngeen xeex parce que noonu la mel naturellement c'est un gars boo xam ne boo jëlee combat daf lay wóor ne kii di nga bëree di nga xeex te jour bi ngeen ñëwee stade gis ko xam ngeen ni kii kafu ci réew ci waaw loolu am na moom parce que liggéey na macha allah koo gis xam ne liggéey na entraîné na carrément mais nag chaque fois li ma lay wax rek ñun lu waay liggéey lijjantiwuñ ko ñun luñ liggéey leen gëm liggéey moom waaw li ma liggéey préparé ko man moom laa gëm sëpp liggéey sa làmb ji li nga liggéey ak le sorcier de Asegna Père Gueye waaw si waaw ànd ak sama staff ànd ak waa écrit bi liggéey bu baax. Modou Kébé au four et au moulin Modou Kébé moom sa manager la wala sa agent la wala sa moom sa lan la moom bantu la moom fépp la taxawee yemawul si manager rek yemawul si lenn fépp la taxawee moom waaw en tant que responsable waaw gis nga noonu la demee nag nee naa gars yi Modou Kébé bëri na ba bàyyi bëri waaye mënul bàyyi làmb waaw noonu la demee parce que Olof Ndiaye dañ ni ku la jiitu si néeg moo la mën a wax fii fi ngay toog moom bëri na ba benn instant ay responsabilité gàlleem xaw a diis ci kawam mu jël làmb ji moom carrière am
mu arrêté carrière am mais mënul bàyyi bëre moom mënul bàyyi làmb parce que booy seet ASECNA fu lu koy bëre Modou Kébé day taxaw mais yow moom on dirait que ñaari Modou yi on dirait que Modou bu mag la ak Modou bu ndaw ay seex ngeen genre yooyu noonu. waaw noonu la demee moom wax dëgg yàlla man foo ko gis di nga ma fa gis foo ma gis di nga ko fa gis loolu moom yàlla moo ko def yàlla moo xam di boole mu nekk kenn si man waaw di sama lépp nag dañ koy ñaanal wér ak gudd fan rek yokk ko yëg ko waaw li nga xamante ni moom lay séentu si ñun ak li mu bëgg si ñun yàlla motali ko yéeneen waaw. xam nga ni amoon nañu yéene ne Modou Kébé dana dem fu sori ci làmb. waaw ma neen yéene bi parce que ku amoon talent la si làmb def na jaloore ju ne si làmb géejëwee fii. waxuma yé damaa juum amoon nañu yaakaar damaa juum sama wolof leerul Haalpulaar la amoon nañu yaakaar parce que ba mu daanee Fadam Tour déggu nañ ci ay rumeur digganteem ak Pape Morlo boobu ñu ko doon dox mbapat n'est-ce pas mujjuwul sotti digganteem ak Marley mujju taxaw te boobu Marley daan na ay moromam yëpp gars yi ne bu daanee Modou Kébé ñu xam ne kon amatul lu muy prouver mbapat loolu dama ko dégg Alba ñu ne bés bu daanee Modou Kébé ñu xam ne il n'a plus rien à prouver ci mbapat yi day dem bëri ji arène dootul bëri mbapat te bañ bëggantee mook Modou Kébé au stade de Ndiarim noonu la fa demee dañoo bëri combat bu métti daan Modou Kébé boobu lañ ne kii jeex na du bëreeti mbapat arène lay bëre Marley est-ce qu'on est d'accord su ma jum même saison bi la bëre Baye Pël fële Parcelles mbapat daa aussi gis nañ ñu mu demee du ma ci dem sax ci ay détails peut-être dire que ñun amoon nañu jàppoon nañu waa ji mën na dem fu sori ci arène bi mais dafa jékki-jékki arrêté carrière. waaw làmb moom ku si nekk ak ni si duggee rek parce que day toll benn moment boo xam ne sa temps moo la ko dul mayati ak responsable bi moo la ko dul mayati waaw mais nag taxul mu bàyyi ko waaw taxul waaw bàyyi na bëre mais taxul mu bàyyi làmb parce que ASECNA kuy jóg mi ngi sa ginnaaw di si jàpp li mu si mën kon kooku bàyyiwul làmb ba tey ñu ngi mel ni ñu ngi si biir la si terrain ba léegi nii waaw ñu ngi ko sant bu baax nag. national nga war a bëri ak Baye Pël numéro 2 seetaan nga combat bi mu bëreeg mbër dugal ko ku kan mu wàcc wala ne kii xeexkat la bi nga ñëwee arbitre sifflé mën a woon daw déplacé wu gauche déplacé wu droite genre yooyu noonu reculer tuuti genre yooyu noonu waaw mën a woon def noonu. waaw loolu parce que duñu si fekk xam nga lu tax duñu si fekk kon ko moom nee nañ xeexkat la bërekat la bu ñëwee doo ko may loolu boor bi ne firu doxal si kawam lépp lu mu xamante day réer waaw bi arbitre sifflé dafa dox 2 pas arrière ma dox 2 pas topp si ginnaawam teg waa avancé teg fu mu tegg tànk ma teg fa sama tànk uti ko wan ni ko combat bi maa la gën a soxla. yow yaa jóge yow yaa gestu kon foofu déjà yaa waroon taxaw gérer sa combat mais arbitre dafa sifflé nga avancé. waaw si man maa gestu dem jëli ko mais du ma ko xaar waaw parce que combat bi arbitre dafa sifflé mu arrêté 2 pas mu arrêté 2 pas topp si ginnaaw dox si kawam mu dugal coup moo istifé mu jàll. moo déclenché les hostilités foofu moom liñ koy maanaam li ñuy wax ne dafa mën a xeex moom la appliqué rek dugal ku nga esquiver dafa dugal ku non français yi moo leerul bàyyi nag man je comprends très bien mu esquiver dafa dugal ku nga esquiver maanaam dafa indi crochet français mbër la on comprend et on continue yow noppil déggoo français noppil yow booy maa ngi ñëw ci yow de billahi wallahi wa taala du ma leen mooy ku nekk dina teggi moom Bathie dina teggi bu xaaba mële dina teggi boo cubaloo dina teggi parce que ñi li ma leen dencal moo bari xam nga koo topp 15 ans kooku pour nga wax ci moom day yomb yaa may dégg dama fekkee kii bu xaam yi gannaawu sa waay Momar Tall bu mu tëwee ñëpp Momar da nga koy jekku bañ ne daanu na Momar mel na koy fudd mel ni je ne sais pas quoi Momar boo ko jekkoo mu daan la bu la jekkoo daan la boo ko songee mu daan la bu la songee daan la bu xaama ko freiné n'est-ce pas am na wala amul bu xaaba moo ko voilà bu xaaba moo ko freiné gis nga kon dama fekkee dafa di ñoo xam ne li ma mën a wax ci ñoom moo bari boo ci baloo taxaw fi waay c'était tout près waaye yow nag kii day teggi nattoom moom tamit dinaa ko seeti yaa ngi may dégg c'est une manière de te dire que ne je vous suis de près te man du ma xeeb nit yaa ngi may dégg yow instant bi sa carrière am ci loo xam ne da ngay jàpp ne kii fàtte na ko fekk maa ngi ko kër yaa ngi may dégg mais sa waay dafa ñëw dugal ku nga esquiver andi na xeex nga fekk si ko ci xeex. waaw parce que dafa dugal coup ma déplacé wu coup bi jàll dellu ma doxaat si kawam mu dóoraat coup ma daje ak moom remise coup waaw remise coup bi coup bu dal bi ma ko remisee mu doxee wet ma xam ni kii ni mu doxee nekkatu fa. coup bi dal na coup bi am na impact. ma xam ni kii coup bi dal na
ma doxaat ma yéegaat si kawam mu sànniwaat coup ma dajawaat ak moom mu doxewaat wet fa muy siggewaatee laa ko fekkaat ak coup dóor ko si manteau bi coup boobu moo ko wàccee. victoire par KO. victoire par KO oui. ki daan am victoire par KO moom nga dugal victoire par KO. waaw noonu la demee parce que ba si biir làmb ji sax bi nu taxawee la naa ma dama lay dóor nga daanu. wax na la ko wax na ma ko dama lay dóor nga daanu dóor mu daanu la indi dóor mu daanu rek laay def man ko tey nag maa la ko war a def yow bis boo xeexee dinaa la dóor nga wàcc sa noonu la demee. fekk si ko ci xeex bi gars yi nekkuñu politique de nekkuñu may la ma tuuti rek supporters yi may la ma tuuti rek di ngeen supporter beneen combat dina taxaw léegi daf la woo ci xeex nga xeex ak moom dóor ko mu daanu nga signé sa ñaata 8e wala 9e victoire 9 combats 9 victoire 9 combats 9 victoire 10 ans sans défaite 9 combats 9 victoire 10 ans sans défaite est-ce qu'on est d'accord man maa ko waxoon sànq dama koy waxaat lamb bu dee téere am nga ci page histoire lamb Sénégal am nga ci page boo xam ne Rambo bu Asegna moo ko moom avec un palmarès de 9 combats 9 victoires 10 ans invaincu pendant 10 ans xam nga ba xam dégg nga français boobu. bu baax. on avance mais léegi fan nga jëm les potentiels adversaires ñi nga war a bëreel saison bii buñ jógee ci koor gi ñan nga war a bëreel. waaw ñi nga war a bëreel wax naa la ko fi sànq si kenn muy Coens ci la bokk. ambulance bu Kees. ambulance bu Thiès ñëw na fi daan sa doom ndey tout près armée la mujj freiné armée ko njëkk a daan armée ne woon naa ko revanche bi teel na waxoon naa ko loolu ba combat bi taxawee naa ko revanche bi teel na mu ne ma mënul toog di xaar kii lañ ko proposé day entraîner il faudra mu compétir mais njëkk na daan ambulance jëlaat ko daan ko léegi yow da nga bëgg a jël ambulance pour revanche waaw mën na nekk revanche mën na nekk combat boole ñu combat doona boole parce que defuñu fi lu ma defut kii Quench leen boole mooy dafa taxaw 10 ans daanu nga taxaw 10 ans daanu woo loolu boole na leen logique pour logique ambulance di leen boole je vais dire une chose ambulance yow da nga di mbër moo xam ne boo sumee koo taxaw gars yi nee nañu maa ngi entraîné wax ju bari la mbër buy entraîné dëggantaan bu sumee koo taxaw boo ko xool da nga xam ne kii mi ngi rey boppam yow ak ambulance dafa am loolu foo xam ne da leen di boole parce que ambulance bu sumee koo taxaw ci biir géew boo ko xoolee yaram bi yëpp dafa dagg da nga xam ne kii day rey boppam ci entraînement yow pareil kon dèjà bés boo leen sumee ko woon taxaw rek aligné ci biir géew ku xool combat bi naan lii c'est un combat logique. combat jàng la combat bu neex la. am nga bëre bu daan ambulance. bu wér bëre bu wér ambulance pour man fu ma ko jàpp mu xool ba mu si suuf. déedéet non man gëwuma loolu. non man gëwuma loolu parce que ambulance bala muy daanu ñaata victoire la signé 9 ou 10 9 combats 9 victoires première défaite am fii la ko échoué au stade Iba Mar Diop digganteem ak Tchad te boobu ba mu jëlee Tchad ñëpp dañ ne moom mooy favori Tchad daan ko mais moom tamit li nga def nii moom moo la ko njëkk a def 9 combats 9 victoires ambulance bu Thiès moom moo la ko njëkk a def kon boo ne combat bi taxawoon foo ko jàpp mu jeex dama naan man gëwuma loolu. waaw parce que ku si ne sa gëm-gëm ngay wax rek yow bu la neexee.